asalaamaaleykum sama waa team sama Adja Traiteur maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen remercier à chaque fois ci seen présence ci sama chaîne di leen laaj naka koor gi j'espère que ça se passe très bien tey nag dama leen di indi suñu plat national ceebu jën bu weex sama benn xarit bu góor moo ma ci topp na ma dugalal ma recette bi ngir yàlla ak yonent bi donc Pape sa recette ceebu jën mi ngi noonu pour réaliser ko légumes yi lañu utiliser gis ngeen ay carottes ak ñàmbeek yéet ak géejeek chou pommé nawe suñu ay épices poisson donc def naa ko ci ceeb bi pour safal ko xorom moo nekk nii ak suñu sauce soja donc am nañ fi suñu élément wu nokkos oignon vert poivron kaane guana bu dijji bi suñu soble suñu laaj ñetti kaane guana yu sew xam naa duma utiliser yépp sax ak kaane bu sew nu am aussi bisaab bu weex dafa neex ci ceebu jën quantité bu yam rek tomate doom dañ koy boole ak nokkas bi rosi ko suñu daqaar ceeb moom ak daqaar ceeb 700 grammes netatu pour suul ak bisaab waaw ceeb bu weex lañ wax di dañuy bëgëj dañuy suul donc suñu ay ingrédients mi ngi nii gis ngeen ceebu jën bu baax la ñuy def tey ñu ñëw nag defar suñu nokkas laaj lañ njëkk a ñëw def suñu paree ñu def ci kaane bu sew oignon vert bi moo ñëw nii bu ñu paree ci oignon vert bi ñu daal di ñëw def suñu oignon vert moom lañ nekk def toujours ñu jël suñu poivron dagate ko dagg ci biir rek parce que machine bi li ci biir duma ko dindi poivron su fekkee dama koy nokkos li ci biir noonu laa koy toggaale donc su fekkee daa def ay décoration ci laa koy dindi mais bu dee nokkos moom dama koy toggaale ci biir parce que dafay safal suñu ay nokkos donc ñu dagg ko dagg yi dijji rek pour buñ koy haché mu yomb donc Pape xam naa ne Pape boo ko signaler waaye dina bëri ay xale góor yu nga xamante ni dinañ soxla recette bi ñoo daggate soble nee na ma dama ko bëgg a togg mi ngi étranger xam naa ne su ma ko laajee sama sœur bi dina ma jàpp kaañ dimbali ma dugalal ma ceeb ma ne ko waa d'accord donc bi may woo juste fekk na maa ngi doon waaj a génne sama ceeb ma ne ko dinaa la def dugalal recette bi incha allah donc comme ni ma koy waxee chaque jour rek ku nekk ak ni ngay toggee amul loi fixe donc ku nekk ak ni ngay toggee l'essentiel mooy boo toggee ba pare na neex te bul changer nature togg bi donc soble bi dafa am yu ñuul yi nekk ci biir donc moom laa nekkoon doon dindi nii togg moom ndax jaar yoon mooy maanaam nanga ko togg li ci war a ñor ci li ci war a baar ci ñëpp xam ne lii la donc ñu daggatee suñu soble daal di ñëw jël kaane gu sew tuuti rek lañ def parce que sama waa kër bëgguñu kaane bu bari def nañ ci sànq benn doomu kaane guana bu ndaw waa ñu daal di def nokkos ba mu saf parce que ceeb aussi nokkos moo ko yor j'ai pas mis de bouillon donc maa ngi ko safalee sama épice poisson ak xorom rek laa def ak dëbbu nokkos yi nga xamante ni ñoo ci war choix la nag am na ñoo xamante ni dañuy nokkosee bouillon pour dooreel seen ay rosi donc xorom moo ñëw dugg noonu mais man dama am benn technique boo xamante ni moom laay dooralee sama ay rosi moo tax duma def tout le temps bouillon donc laa ñu ñëw dëbb suñu nokkos dugal nañ ingrédients yëpp pourquoi ma xaw a jël temps ci ingrédients parce que nokkos moo yore ceeb bu nokkos bi normalé rek boo góorgóorloo tuuti sa ceeb day neex moo tax j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer tout cela donc dëbb nañ suñu nokkos ba pare la tomate bi la ñuy ñëw aussi dëbb ko ba mu mokk bu ñu paree mélanger leen waaw ñu dëbb tomate bi ba mu mokk bugguma muy def ay xollit di feeñ ci ceeb bi moo tax man dama koy haché bu fekkee ni awma hachoir dama ko daan congelé ba mu wow kongo de ce fait su ma koy dëbb damay bës rek mu dëbb rek mu mokk donc laa ñëw nag ci suñu préparation dañuy ñëw jël suñu diwlin sotti ko suñu gaz sotti ko suñu cin plutôt excusez-moi daal di koy tëj jarul yokku gaz bi nag ba mu sens non bu diwlin bi tàngee rek mën nañ commencer def suñu togg jarul yokk ba mu sens ak di riir donc ñu am suuf foofu suñu chanteur international mu ñuy woyal ceebu jën donc là saf nañ suñu jën ba pare tey genn jën nañ toggee suñu ceeb ak benn yaboy pour safal ko donc ñu ñëw nag rosi li njëkk a def mooy yéet bi lañ njëkk a saaf daal di def xorom moo yor togg bu ñu paree ci xorom bi
daal di yëngal ñoom ñaar ba ñu maas. Li tax ci cin bi jën yi la du dara. Donc bu ñu paree daal di jël suñu soble lu ñu am rek def ko ci. Man au lieu may utiliser bouillon pour dooreel man nii laay doorelee sama ceeb. Donc ñetti éléments yi laay jël boole leen rossi leen ba ñu doore. Donc comme ni nga ko gisee ni soble bi gis nga commencé na dooreel boppam ci laay nag ñëw def ci tuuti ndox pour mu xaw a mel ni lu seey. De ce fait doore bi day génn carrément. Mën nga togg sa ceeb ba mu doore te doo ci def benn bouillon. Choix la comme ñoo xamante ni bouillon la ñuy defay seen ceeb. Léegi nag suñu nokk su rosi daal di soog a ñëw dugg si soo ko teeloon def ak ingrédients yi ci nekk day xëm day saf xëm moo tax soble simple rek laa rosé. Après nag bi ma demee ba mu doore ma ñëw def ci sama nokk su rosi gis ngeen. Léegi nag su ma defee ni bàyyi nag mu jàpp ba dog ma daal di soog a ñuulu ko gis ngeen laa sama rosi dog na. Yokkaat naa ci aussi tomate vidéo boobu daf ma rëcc mooy tomate bi ñu waloon. Léegi nag bu ñu defee nii ba mu dog ñu daal di ñuulu gis ngeen ne suñu rosi doore na te xamul li ma doon wax sànq ku nekk ak ni ngay toggee. Donc laa ñu bàyyi mu bax gis ngeen bax na ñu daal di ñoo def géej dama changé parce que géej yi ma jëloon ci début bi di wane ingrédients yi dafa gaawoo dafa xam tasoon. Donc dama changé géej ñaam bi moo ñëw dugg nii. Donc man su may togg bu sama cin baaree rek batañse moo ñëw dugg damay def sama ay légumes jaxatu ñëw dugg gis ngeen daal def ñaam bi chou pommé plutôt daal def sama carotte waaw. Léegi des na navet ma daal di ñëw def sama navet. Léegi nag bàyyi sama cin mu bax ma ñëw def ci sama bisaab bu weex. Man nag su ma defee légume du ma defagum jën automatiquement damay sebet tey damay tàmm teel a tey comme ça restant cuisson bi yëpp sama cin dafay baar nànk-nànk. Donc laa ñu ñëw tey jël suñu moosu teyukaay takk. C'est très important parce que day tax saxaar si du génn fenn day laal directement ceeb bi. Soo ñëwee fëgg gis ne wow na ko nga xam ne sa tey suus na. Léegi nag gis ngeen laa ci laa ñëw soog a def sama jën parce que bugguma tayaale jën loolu day tas jën. Donc man damay tay ba pare am na ñoo xamante ne dañuy bàyyi ba waajal sóor choix la rek. Man nii laay toggee sama ceeb su ma tayee ba xippi laay def sama jën nga xamante ni restant cuisson bi yëpp baaral lay doon dootuma defaat benn activité ci cin bi. Léegi nag ñu bàyyi tuuti suñu jën ak suñu ay légumes jàpp ñoo def suñu nokkos. Man damay teel def nokkos nga xamante ni après damay def sama gaz wàññi ko fàtte ko fa nag sama cin baar nànk saf waaw mun a dog nokkos bi ñor correctement. Léegi nag ñu daal di bàyyi nànk nag suñu cin mu daal di baar ñu daal dem defal suñu yeneen ingrédients yi waaw. Nokkos bi ak tomate bi moom lañ boole ñoo def ko noonu ñu bàyyi suñu cin nànk mu daal di bax wàññi suñu gaz fàtte ko fi jublu ci yeneen ingrédients yi. Donc bisaab dañ ko togg fii ak ndox gis ngeen ndox lañ ci def ak xorom togg ko au lieu ñu koy tay ci kaw ceeb bi choix la ñoom dañuy tay ci kaw ceeb bi. Léegi nag le temps muy ñor ñu ñëw defagum ingrédients yi kaane bu sew ak bouillon laa def noonu 1/4 de bouillon tuuti soble waaw. Man sama kii nii sama netatu bi laa njëkk dëbb parce que dama soxla tuuti netatu ci bisaab bi. Donc netatu bi le temps sama bisaab bi ñor mu ñëw defaragum sama netatu. Donc laa gis ngeen sotti naa ingrédients yi bu mokkee ma ñëw def ci netatu bi daal di dëbb ba mu mokk. Li may bëgg haché yëpp nag suul ak bëgg ñun dama koy dëbb laa suñu netatu gis ngeen mokk na ñu teg ko à côté. Desal nañ tuuti ci gën bi parce que sama rank bisaab man dama ciy def tuuti netatu dafay relever goût bi jox ko goût bu neex. Léegi nag ñoo def suñu ay ingrédients wu rank bisaab dagg nañ tuuti ci kaane guana bi tuuti rek parce que goût guana daf ma neex. Donc ñu daal di ci ñëw def 1/4 de cube moo nekk nii. Bouillon moom duma ci def lu bari ingrédients rek laa def bouillon. Ceeb bi sax amul bouillon. Donc laa ñu daal di ñëw def tuuti xorom mënul ñàkk. Léegi nag fekk na laa suñu bisaab ñor na le temps mu doon defoon na tekk beeg yooyu suñu bisaab ñor na ñu daal di ñëw jël suñu bisaab daal di ko ci def sotti ci tàngaay bi ci saa si nga koy riij comme ça day mokk rumbux. Gis ngeen ñu def suñu bisaab am ñoo xamante ne bisaab dañ koy tay ñii dañ koy takk dugal ko ci biir cin bi def ko ci mbuus ñii dañ koy togg. Donc man tey dama ko togg ñetti façon yëpp dama koy toggee mais tey dama ko togg ci poêle bi
donc laa nag ñu daal di ñëw dëbb ba mu mokk gis ngeen def ni ba mu xaw a wàcc bu demee ba commencé wàcc ma commencé riij ma dëbb kaane bi noonu mu mokk moom ba mu mokk rumbax waaw ñu daal di après riij nag riij ba bisaab bi yëpp maase ku ne ceebu jën moom ne bisaab ne daqaar ne suul donc ñu rajouté ci tuuti soble c'est pas obligatoire c'est un choix man dama ci def tuuti soble c'est toujours dans le fait de relever le goût jox ko benn goût bi extra bu neex donc ni ma doon wax sànq rek ku nekk ak ni ngay togg am ñoo xamante ni kaane ak xorom rek la ñuy def ak tuuti ñeex effectivement ma su may waree yàq dinaa tibb tuuti ci ñeex bi def ko ci rànq bi donc ku boole entre Saalum Saalum ak Ndar moom sa togg day xaw a métti donc côté papa Ndar côté yaay Saalum donc moo tax daal dañuy xaw a mélanger lépp connaissance yi ñu xam yépp ñu daal di riij nag ba suñu bisaab mokk laaj na tuuti doole nag mais jar na ko bisaab bu siiñ moom comme ni ko olof yi di waxee rafetul ñu jublu nag ci suñu daqaar gis ngeen kaane bu sew 1/4 de bouillon ak suñu daqaar ñu daal ñëw def ci gënn gi ñoom lañ mujjee def ci benn kuddu sucre tibb ci ñeex bu tàng bi mooy tax bisaab bi gajaf daqaar bi plutôt pare nañ gis ngeen suñu daqaar bu ñu demee ba waaje yàq dinañ tibb tuuti ci ñeex bu tàng bi mélanger ko ci suñu netatoo ngi nii suñu rànq bisaab tamit pare na di leen wax bu leen fàtte abonné di cliquer ci cloche bi pour recevoir suñu ay notification là suñu cin gis ngeen moo ngi baar couleur bi changé na mi ngi far mi ngi dem diw bi mi ngi génn waaw léegi nag ñu xaar tuuti daal di ñëw seppi suñu ay légumes def nànk balaa moo tas gis nga lii mooy avantage yu def toujours sa gaz feu doux gaz boo ko yokkee day tas sa ay légumes tas sa ay jën moo tax soo defee sa nokkos da ngay wàññi sa gaz jublu ci sa yeneen activité mu ñor nànk éléments yi duggante légumes yi xel jën bi guwam génn nokkos bi yëpp nga am sa benn ceebu jën bu am bu fenn te doo ci sonn waaye togg jël sa gaz yokku sensé diwlin bi sa kër xeeñ sa togg xëm say jën ak sa yëpp tas dara jaru ko fi donc ñu daal di seppi am ñoo xamante ne dañuy def daqaar ci seen seppi am ñoo xamante ne duñ ko ci def choix la ñu daal di ñëw sóor gis ngeen dañu xaw a tas tuuti suñu ceeb nga xamante ne duñ sóor nekk ci biir di yëngal donc ñu tas ko ci kaw inde bi ba ceeb bi xaw a tas tuuti ñu daal di soog a sóor léegi nag buñ defee nii ba ceeb bi xaw a tas ñu daal di ñëw sóor suñu ceeb ñedd suñu inde ba mu set xale yu góor yi j'espère que yéen a ngi jël note yéen a tax ma dugal tey plat wu ceebu jën bu weex bi am na ñu ci def crevette ñu ci def jaga mais tey ceebu jën bu weex simple laa def peut-être beneen jour dinaa def ceebu jën bu weex bu ànd ak jaga crevette ak boulette ñu maasale ba suñu ndox ak suñu ceeb yem ça dépend ci sa ceeb bu fekkee dafa bëgg ndox di nga xam noo koy doser bu fekkee bëggul ndox aussi di nga xam noo koy doser donc là bu ñu maasale ba yëpp maase ñu wàcc rebord yi nànk fëgg suñu tin tëj donc bu ndox bi commencé muus ñu daal di ñëw suul suñu netatu am na ñu koy teg ci kaw mais man dama koy suul comme ça mu gaaw a ñor gis ngeen ñu suul ko nànk wàccel waay daal di suulaat nànk tëj suñu cin bàyyi suñu ceeb mu ñor ba ay suggestion nag bu ci mënee am parce que togg moom partage la donc kenn matul dañuy partage sama Adja Traiteur partage la suñu ceeb mi ngi nii yekk nañ ba teg suñu jën ak suñuy daqaar ak suñuy légumes j'espère que recette bi neex na leen et que xale yu góor di ngeen ci jëlee lu bëree bëri waaw tey nag dama yàkkal sama famille papa waa Ndar laa yàkkal tey sama Adja Traiteur mi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous très prochainement pour yeneen recette jaa ngeen jëf